salaamaaleykum mbokk yi man Oumar Sylla jiite mouvement Sàmm Sa Sago maa ngi si di waxtaan ak yéen ci mbir moo xam si dafa soxal waa réew mi yëpp mu jëm ci mbirum autoroute à péage bi ma bind ci benn kayit tuddee ko nañ dakkal contrat wu autoroute à péage bi di ci leeral ni mu gàllankooree réew mi gàllankoor koom-koomu réew mi ba nit ñi mën a gën a xam mbir mi nu mu tëddee bi ni ma koy leeral nag mooy jël exemple koo xam si dafa dëkk Patte d'Oie mu tudd Alpha di liggéey biir Dakar nekk fa locataire di loué di fay luyaas di góorgóorlu ba am pàkk bu nekk wala Sébikotane muy banlieue bu sori bi di ko liggéey ba kër gi pare mu fas yéene toxoo ba mu toxoo dem ci këram jàpp ne luyaas wàcc na ko te it wax dëgg yàlla ko tabax sa kër ba mu pare nga toxu ca luyaas war na laa wàcc bi mu demee ñetti weer gis ni situation financière am dafa maanaam dellu ginnaaw bi mu xaymaa xool gis ni ndekete li muy fay ci péage bi par jour bu mu ko dajalee ci weer bi moo ëpp luyaas ba mu doon fay ci Patte d'Oie boole ko nag léegi Patte d'Oie ak fa mu daan liggéey 5 kilomètres la waaye fi mu dëkk léegi ak fi muy liggéeyee 20 kilomètres ak juróom la 20 kilomètres tegu na ci mu di ko def ñaari yoon ci bis bi di ñàkkit waxtu ci yoon wi buy dem ak buy dikk mu xool xam ni kat ndekete luyaas ba mu toogoon moo gën fii mu dëkk léegi péage bi mu ëpp luyaas ba mu daan fay mu daal di xam ni lii da koy sonal mu jóg toxuwaat dellu ca fa mu luyee woon ca Patte d'Oie tëj kër gi nga xam si moo ko moomal boppam te moo ko tabax ngir wan leen ni rek ni kon situation boobu Alpha nekk ay junni sénégalais ñu ngi ci moo ña nga dëkk foofa di xëy di ñëw Ndakaaru di jànkoonteeg péage boobu te amuñu pexe képp koo xam ne si it fas ngaa yéene dem dëkki foofa na nga xam ni saa boo fa demee it jafe-jafe boobu bu péage bi bu fi jógul jafe-jafe boobu di nga ko am te nag ku xool léegi Ndakaaru nu mu bindoo xam ni kër yu jàppandi foofu wet googu la nekkee côté Bambilor ci ñaay bi côté Sébikotane côté Diass te loolu yëpp il faut da ngay jéggi péage bi ba noppi soo caa mën a dem mu nekk gàllankoor bu mag a mag a mag nga xam si ñëpp mën naa ne ñëpp la touché rax ci dolli it entreprise yi nga xam si maanaam dañoo nekk biir Dakar mu xat ci ñoom ñu bëgg a génn ngir yaatal seen activité dem ci ginnaaw jam ñaajo ñoom it seen liggéeykat dañ leen ni ñun kat fii bu ñu fi ñëwee péage bi comme que dañ ciy jaar di fay kon nag li ñuy fay ci péage bi da ngeen ñu koy yokkal suñu peeru te it muy lu jaadu loolu nag bu ko entreprise yi defee dafay gën a diisal seen i charge bu diisalee seen i charge nag la ñuy jaay ñoom tamit di ko defar day gën a seer bu boobaa nag la ñuy jaay jële ko bitim réew day gën a yomb maanaam di ko jënd fii ci biir réew mi loolu nag li muy indi mooy entreprise yi dootuñu mën a dem ñii dañuy tëj ñii wàññi seen activité te loolu yëpp te day tax ba liggéey dootul am mu nekk gàllankoor boo xam si dafa tegu ci économie bi tegu ci société bi loolu laay leeral ci document bi génnee nañ ko ci journal bi ñuy wax évidence bu démb mi ngi ci site internet bu Sénénet yónnee nañ ko journaux yëpp aussi pour ñu publier ko ndax daal dafa nekk loo xam ne si xeet bi yëpp war nañ ci taxaw ngir gouvernement bi dakkal contrat boobu ñi nga xam si ñoo newoon ci biir di ay privé mu jox leen ndàmpaay ñu dem te fexe ba péage bi ñu fexe ba ku jëm fi ba aéroport Diass mënta weesu téeméer ku jëm fii ba Thiès wërta weesu 2 téeméer wala nga jëm fii ba Mbour wërta weesu 2 téeméer nga xam ne si loolu buñ ko dajalee dina tax ñu mën a entretenir autoroute bi ndax entretien bi aussi da ci am solo dina tax aussi ñu mën ko gérer ndax gestion autoroute aussi bokkul ak gestion yoon yeneen yi ndax dafa laaj ay matuwaay yoo xam ne si il faut ñu am ko waaye loolu tarif yooyu dina tax ba nit ñi dinañ mën a dëkk ci ginnaaw autoroute bi dina tax ba aussi entreprise dinañ mën a dem ci ginnaaw autoroute bi te loolu yëpp maanaam mooy liy doxal réew mi ci gàttal daal bu fekkente ni péage bii maanaam jëlewuñu ko fi maanaam gàllankoor la bu rëy ci doxalin réew mi te loolu waruñu koo seetaan moo taxoon ñuy lancer alerte bi mouvement Sàmm Sa Sago nag dëgg la xeex guerre ak abstention maanaam banque sa loxo ni sama yoon nekku ci loolu la ñuy xeex waaye it lépp luñ gis loo xam ne si tey gàllankoor réew mi danañ ci wax maanaam ba nit ñëpp
xam ni lii gàllankoor la te it ñu ñaax ci autorités yi ngir ñu am ci ay taxawaay yoo xam ne si day jariñ xeet wi. loolu taxoon ma doon ñëw tey doon leen leeral document boobu nga xam ne si yóbbu nañ ko ci suñu site web yóbbu nañ ko ci suñu Instagram suñu Facebook suñu Twitter yëpp dugal nañ ko fa suñu WhatsApp it ñu ngi ko ciy dugal pour que nit ñi maanaam gën a xam maanaam gàllankoor yi nga xam si autoroute à péage bi mi ngi koy indi ci réew mi. groupe Sàmm Sa Sago nag maanaam li ko tax a jóg leeraloon nañ ko ci ay ñaari audio yu weesu xëy na am na ñoo xam ne si maanaam xëy na dañoo déglu audio yi wala dañ cee jotul moo tax ñuy posé wu yenn question yi waaye groupe la boo xam ne si maanaam li ko tax a jóg rek mooy ñett yooyu xeex gerte ci politique bi xeex abstention maanaam banque sa loxo ak it maanaam waxtaan ak indi ay xalaat ci gàllankoor yi nga xam si yëpp moo gàllankoor réew mi ñu ciy woo ñëpp. groupe bi nag du par force ku bëgg a bokk mën ngaa bokk ndax dañoo jàpp ni xalaat yu rafet yi nga xam si moom lañ fi weccente luy jariñ réew mi la ku am sa xalaat bu rafet mën nga ko indi soit ci suñu site web bi soit ci suñu page yi wala nga indi ko ci WhatsApp bi waaye wax dëgg yàlla du par force ku bëgg it wax dëgg yàlla mën ngaa génn waaye yaakaar nañu daal xalaat yu rafet yi ku bokk ci réew mi te bëgg réew mi defaru di nga ci ànd te ñii del si waat nag ci la ñu waxoon ci audio ba njëkk ba rek ba ñuy tàmbali di taxawal mouvement WhatsApp Sàmm Sa Sago bi mooy ni que lépp nañ ci ànd ak yar ak i teggin ak worma lu waaye di wax maanaam na doon xam-xam bu wér te na ko wax ci ay teggin yu mat nga xam si maanaam ñëpp dañ ko mën a jëriñoo wasalaam.